asalaamaaleykum askan wi di leen nuyu di leen wax ne déwénati yal nañ fekkee déwén fekkee at yu bare bare yàlla fajal ñu aajo yëpp yéen xam ngeen saa su nekk rek li nga xam ne mooy suñ QTV Salibu spécial waaye yaa ole xam naa ne gars yi namoon nañ ñu waaye ñoo leen raw macha allah ba tax nag dis iya dañ ñëw def li nga xam ne mooy suñ Salibu spécial comme nuñ ko dee defee rek saa su nekk man Zeyna Thiaw ak ki nga xam ne mooy yaa ole Camara so yaa ole déwénati fekkee déwén di wax déwénati macha allah Eid Mubarak di wish everybody Eid Mubarak di leen wax ne yàlla nañ fekkee déwén gënal ñu ren yàlla may ñu wér ak wérle ak mujjantel bu rafet yàlla na dëkk bi am jàmm ak réew yi ko wër di ñaanal bu baax a baax kilifa diine kilifa aada yi yàlla may leen wér di ñaanal bu baax a baax ki nga xamante ne mooy njiiti réew mi yàlla na ko fi yàlla may wér yàggal ko fi bel fii nga xamante ne foofu la bëgg a jëmee réew mi yàlla jàppale ko waaye tamit di ñaanal bu baax a baax ki nga xamante ne mooy borom télé bi di oncle Mohamed Dia ak jabaram di anti neene national liwli ngelaw li la ba tax na faaw ñu jaajëfal leen bu baax a baax di leen wax ne nag ñu ngi dellusiwaat fii nii ci QTV ndewenal di Salibu special QTV fii ñëw ànd ak ñin ñu na leen yóbbu leen fu nekk won leen nit ñi naka lañ julee naka lañ reyee seen xar yi naka lañ añee ak yooyu noonu yëpp ñu won leen ko ci Salibu special bi xarit di wax ne nag tey suñ suma sanse gu rafet gi boo leen ko gisee rek ñu ne kër nijaay weli am na urus am na xaalis am na lépp macha allah suma doomi nijaay muy Sali Jaata macha allah moo jaar si sans bi di ko ñaanal wér ak wér rek su ma ko ñaanalee rek suma xol dafay tooy macha allah moo jaar si ñaw bi jaar si dàll bi jaar si lépp ñu di leen jaajëfal bu baax a baax ndaxte lii faaw mu am parce que ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñooy jàpp ci saa yu ñu waree génn ñu jël seen alal def ko ci ñun ba tax na dañ leen a jaajëfal bu baax a baax xarit ma bàyyi la yow kat jaar sa sanse bi sa lii ban façon kola la lii dafa mel ni comme guru comme nag xarit tey dañëw fi nga xam ne mooy sa këri Njaay Carax ñu àndaa borom Wall Market ñu àndaa ki nga xam ne waaye daane mooy Cheikh Fall saa su nekk rek borom daale Lamp Fall saa su nekk rek moom la ñuy àndal si li nga xam ne mooy Salibu spécial ambiance bi tey dina neex macha allah dina gudda dina yàgga ngir nga li ngeen namoon la léegi yàgg lu gëj a am la nag waaw faa ñu dugga nag xarit wan lañ naka la rek Njaay Carax lan la ñu amal ñu ànday daaru Lamp Fall macha allah ayca asalaamaaleykum Rista gën lañu seet si borom jamono lañu seet si koo bokkal dimbale nga ko lañu seet si borom yaay ji jaabal yo jaabal ñu def ñu ñëw nag fii ci jaabang ñëw seet si kilifa gi Baay Faal bi ku baax riis sa gën kooku nag lan nañ koy wooye Njaay Carax la ñu seet Njaay Carax ey Njaay Carax la ñu seet Njaay Carax ey Njaay Carax la ñu seet Njaay Carax ay waay ey Njaay Carax ñoo la ñu seet Njaay Carax ay waay ok loolu am solo Cheikh Fall wax na ko ne miin nañ ko macha allah te Njaay Carax du ma ne Njaay Carax Serekunda MC waaye dinaa ne Njaay Carax QTV because saa su nekk ñu soxla ko suñ koŋ-koŋee buntaam mu ibil ñu saa yuñ soxlee sanse QTV képp a kuy sanse foofu macha allah si Njaay mi nga dooree Njaay ñuy sansel di ñu dooleel ba tax nag julli bu jotee ñun faa ñu ñëw si ki nga xam ne mooy kër Njaay Carax ñëw ziyaare ko bu ñu joxul dara sa ñun loolu du dara si ñun waaye ñëw ziyaare ko rek loolu am dara la ngir ne daf ñu bugga daf ñuy teral saa su nekk ndax caméra taxaw na taxawut moom saa su nekk maa ngi fàttaliku si li nga xam ne mooy weeri koor bi rek macha allah taaluñ caméra defuñ dara dem nañ ko seeti ki nga xam ne mooy am soxnaam ak moom si boppam because boo ne soxnaam tam di nga ne Njaay bu ñu Njaay yaataloon bu ñu yaatalutoon duñ xam ki nga xam ne mooy soxnaam gars yi teral ñu te loolu nekkul sax QTV Salibu spécial waaye du ma def dara comme ñëw nañ seeti ki nga xam ne mooy Njaay Carax macha allah Njaay Carax QTV laa ko tuddee sax Njaay ziyaar nañ la di la jox sa wàccuwaay di la wax ne Eid Mubarak comme ni nga ko waxee rek Njaay moom du Njaay Carax Njaay QTV la waaye nag dama leen mere waaw bu ngeen doon ubbi télé bu mag yi bu ngeen ko doon yokk da ngeen ma fàtte invite man na xarima lool ma woo buri ma ne ko buri jum ngeen da ngeen mistake de ma ne ko waaye mistake la waaye baal naa leen ko xam nga bopp moom seddul xam jamono boobu moo tax waaye maa ngi ñaan tamit yàlla na nekk njiglaay
yal na yàlla barkeel télé bi di gën a yokk rajo bi di gën a yokk liggéey bi di gën a yokk because sa Q-Money bi tamit mag ñoom ñi ngi liggéey bu rafet ma ne leen benn dërëm soxla ma ko ci yéen damay def rek lu nga xam ne sama waru gar la ci liggéey bi comme nu ngeen ma soppee ak wóolu ma moo tax event bu ma am damay call gars yi ñu ñëw ànd ak man def lépp lu ci war Wall Market bi am nañ fa space ñoom tamit every day bu ñu xëyee seen nit dana ñëw toog liggéey bi ci Q-Money bi ñoom tamit mu nekk loo xam ne lu rafet la loo xamante ni wax dëgg na yàlla mu ngi yokk bu baax because buñ balancé ba pare dañ naan Wave am na nangam beneen yeneen yi am nañ nangam ñu ni Q-Money tamit am nañ nangam te loolu du daan am waaye léegi ñu ngi koy boole ci récolte bi bu baax loolu mu nekk loo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin la kon bu ko defee ñu ngi leen di bisimilah fii ci Njie Thiara Wall Market ci Jaabang bisimilah. wax ñu tuuti si business bi because xam ne Njie Thiara si wàllum business bi expand na waaye comme tey julli bi romba nañ Serekunda comme ni ma ko waxee business baa ngi dem because saa su nekk rek julli bu passé na la gis nañ ko yaawuli mu ngi woon foofu noonu si marché Serekunda ba QTV bu ñu demee foofu lañ la fekka soo wax ñu lu waral bii julli wax nga ne waajur moo tax nga def ko fi waaye ndax di nga dem Serekunda ndax ñu war a jënd style mun nañuy dem jënda ba week bi jeex promotion bi gisoon nañ ko gis nañ fi def nga yu bari joxe nga ay xar ak yu mel noonu wax ñu si lu demee noonu. waaw ren moom alhamdulilahi rabbil alamin comme ni nga ko waxee business bi macha allah xam nga Wall Market bi dafa nekk Wall Market bu nga xam ne nekkul Njie Thiara rek la moo tax sometimes dama ko defal yenn jaaykat yi ma ne leen man nekkuma di compete ak jaay bi lu may compete mooy développement réew mi man loolu lay compete waaye sama morom jaaykat bi jënd na lii wala am na lii xëccoo lii léeg-léeg no man doxuma ci loolu sama système bi romb na loolu man ci développement bi laa nekk di lijjanti nu jigéen ñi liggéeyee nu ndaw yi business saye xale yi maire yi sax man damay liggéey ak ñoom te dem nañ ba maîtrise loolu lu jafe woon moo am ci réew mi te léegi jigéen ñi understand système bi maanaam am nga sa jëkkër soo divorce ngeen yéen ñaar am nga ñeenti doom léegi bàyyi nañ la nga dem toog sa kër famille wala nga luwaas toog waaye amula dara loo def man foofu laa njëkk a dem ma génne loolu ci réew mi wala ba nga ñëw ma boole la ci school bi nga dugg ci groupe WhatsApp bi ñu ubbee la bunt yëpp Wall Market bi soo ñëwee nga amee sa bot xonk na nga def dàll bi stati ñeenti paire wala 6 item nga yor ko nit ñi soxla nañ ko ci yow ci sa téléphone bi la nga ko yore de nga ñëw jël ko ci Wall Market bi dem jaay ko léegi am sa 700 léegi 6 item bu ne boo ko jaay am nga ci $100 6 yi ñaata nga am nga 600 bu dee 7 la am nga ci 700 profit ci koo xam ne amula leen loo yaakaar léegi ci 700 boobu nga yore 7 item la Njie Thiara daf la ko jox nga dem jaay soo paree nga ñëw nga fay ko xaalisam sa profit nga jël ko dem yóbbu sa kër 700 boo ko yore war nga jëm mën a dépasse tey xam nga jënd ci la ngay jënd dépasse ci boo xëyee jox sa xale yi ñu dem school nga xaaraat yàlla bu ñëwee nga dul dawaa ñëw ci bitig bi loolu moom ubbil naa ko jigéen réew mi mu nekk loo xam ne mbégte la ci ñoom kontaan ci ñoom moo tax ñoom da ngay dem sa sob bi da nga gis koo xam ne day jëy ko fu sori bu ñëwee lu muy njëkk ñaan day introduce boppam maa ngi jëyee ko Farafeñe wala maa ngi jëyee ko Basse wala maa ngi jëyee ko Soma wala feneen sa tur laa dégg rek ma ne foog ma ñëw jëndee ci yow lu may jaay sax mais bi ñu bëri am nañ ko ci biti waaye ñoom duñ ko jëndee foofu jigéen ñi ngir like Wall Market bi ak bëgg Njie Thiara dañuy booxante ba ci kaw ñëw jënd si dellu wàccaat dem seen cofeel toll na foofu waaye man tam yàlla mu dara tawul man tam ma ne am na loo xam ne gor la ma gor moo koy jox nit waaye gor tamit moo koy delloo nit man tamit ci biir liggéey bi dafa am ñoo xam ne maak ñoom dañ yàggaa liggéey dañ bokkoon ci school bi am na ñu nga xam ne man xam yow xamula seen situation waaye man xam naa seen situation am na ñeenti doom waaye yàlla xamee ne pour ñu am dara sax dafay nekk problème yow doo ko xam waaye man dinaa ko xam lu tolloo comme 9 xar ren joxe nañ ko ci biti yoo xam ne dafa génn loo xam ne ci suuf la mun naa ko wax nii rek waaye du ma la wax extali diw la ak diw ak diw waaye da nga gis koo xam ne dana am man de Njaay ren jëndal na ma ba tey moo wax de nga demal ba si kanam kenn na am man mi de wax dëgg ren Njaay bett na ma defal na ma wax boobu day dem ba nga xam ne Njaay mos na la ko waaye waxul ne yaa uli la wala diw bëgg romb naa foofu man damay def rek te yàlla tax waaye 9 xar moom ren jënd nañ ko jox ko ñu nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñin ci business bi jigéen ñu nga xam ne den jàpp liggéey bi di góorgóorlu te seen loxo jotu seen ginnaaw Wall Market bi def na ko ci business bi tamit comme nu ma ko waxee
développement bi man ci loolu laa nekk because man GRA yokk naa fa lu bari at bi bu jeexee lu mu cee yokk bari na KMC at bi bu jeexee lu ñuy collecte si xaalis ci nit ñi man sama contribution dem na fa bu baax a baax nga dem tamit ci custom bi man sama contribution dem na fa bu baax du pour man direct waaye nit ñu ma jàngal liggéey bi ñu am sob di fay GRA di fay KMC ngir man ma di leen jox merchandise ñi jaay di am loolu contribution boo dafa mat comme maybe bu dee at bi maybe mun naa am 1500 people ñëpp ñi ngay fay loolu yokkute bu ma def ci réew mi la xam nga boobu macha allah kenn ku ne bu defoon noonu moo tax ma ne jaaykat yi développement boobu lay xëccoo waaye nekkuma di xëccoo kii wàccee na lii naa ko wàccee man sama système romb na foofu jaaree damay liggéey ak ñoom pour yokkute ci ñoom seen système man damay liggéey tamit ak KMC yokk seen système dem tamit ci taux bi nga xamante ne ñu xëyul tamit ma at bu nekk mais bi dinaa am 2000 people wala 2500 boo xam ne léegi moom seen système change naa ko everything is okay man léegi loolu lay xëccoo waaye bi taawu loolu xëccoo ma leneen. mu am solo Ndiaye fu mu nekk nii lu ma laa wax rek mooy ku bëgg a join bitik bi wala ku bëgg a liggéey ak Ndiaye Thiarah naka la mun a def ba liggéey ak moom bu dee am nga QCell number buy jox képp ki nga xam ne bëgg ngaa liggéey ak moom wala partner ak moom naka la moo def ba jot la o call la si number QCell boobu noonu pour mun a liggéey ak yow. ok 591 07 85 boobu mooy suñu number official QCell bi képp ku bëgg call mën ngaa call ci number boobu pour nga war a liggéey ak ñun nga 591 07 85 mooy QCell bi nga xam ne heure boo wootee rek moom da ngay jot wax dëgg yeneen line yooyu mën ngaa woote sañu la network bi nangam waaye QCell moom heure boo wootee da ngay jot man télé bi mooy sama télé duma la ko nëbbu de QT bi moom maa ko fonkal sama bopp sometime nag su ma meree la yàlla nga am tollu ci yeneen télé yi rek waaye QT bi man nit ña fa nekk ñoom ma fonk leen tey liggéey ak ñoom ku ci mel ni ñoom waagaan ñoom Xadi Ñang ak yéen ba ma dala yàgg liggéey ak yéen loolu yàgg na kon bu ko defee sant yàlla rek la business bi fi balaa 2027 incha allah danañ ko yóbbu foo xam ne ci réew mi ñëpp danañ kontaan comme niñ ko commencé because am nañ Farafeñu am nañ Balangaar am nañ Gayen Sanjal am nañ Lower Saalum bi yëpp ñu ngi liggéey ak ñoom bu ñu fa jeekoo nii after julli bi nii fii balaa maa dem China bay ñëwaat mais bi da nga dégg announcement bi ne ñu ngi dem Basse pour ubbi fa àndeen beneen school bu toll comme nii nga xam ne Basse ak lu ko wóor yëpp dañ leen di ubbi benn school di leen jox bagage ñuy jaay loolu tamit jigéen ñi léegi bu njëkk dañ amoon tuuti problème waaye léegi ñun ak jigéen ñi everything is okay lu leen jox si bagage yokk nañ ko te tamit teg ci ñoom tamit ñu ngi liggéey bu baax a baax te tamit léegi gis nañ yoon jigéen ñi luñ xam jël ci Ndiaye Thiarah bagage dem jaay ñëw fay faj seen soxla denc tamit seen profit jigéen ñi léegi loolu leen jogtee mu nekk loo xam ne mbégte la ak sant yàlla bu baax di ñaan yàlla réew mi rek yàlla na gën a yokk lu may ñaan government bi nag lenn rek laa koy ñaan ministre trade Modou Cissé moom sama xarit la sama waay la heure bu ma ko woo ku baax la heure bu ma ko wooyee ak ini programme bu moom dafay ñëw te maag moom ñu ngi teg ay projet yu nga xam ne macha allah am na solo am na maanaa mais ministre trade kooku am na solo lool ci liggéey bu may def maag moom waaye lu ma bëgg mooy jigéen ñi réew mi ñu utal leen market international market laa bëgg ñu utal ko jigéen ñi anytime jaabang su ma jaaree booy ñibbi jaabang nga xool ko diggante Sukuta bi nii ba jaabang ni am na àll bu fa nekk forest bu am doole moo fa nekk foofu ci tali la te mën nañu utal jigéen ñi international market boo xam ne buñ ko dëkk bu ne da ngay yokk te da ngay da ngay am bëgg-bëgg market bi dama bëgg mu ànd ak factory jigéen ñi léegi lu ñuy liggéey ci réew mi dafa bari il faut ñu ne site bi factory la site bi market bi la nga xam ne yow am nga sa factory yaa ngi liggéey ci inside yaa ngi jaay ci inside loolu dafay noppal koom-koom bi te tamit dañuy mën a dajale bagage yi nguur gi tamit dana ci mën a fayeku naamu yu am solo sa factory bi dafay fay sa sob bi dafay fay xam nga loolu njëriñ la ci réew mi te loolu tamit ku ñëw tamit da nga xam ne fii de réew mi góorgóorlu nañ am nañ international market boo xam ne jigéen ñi ñoo ko moom man loolu lay ñaan gouvernement bi na utal jigéen ñi market bu am doole mu jox leen market yi dafa fees léegi da ngay gis koñ bu nekk rek ñu ngi tabax ay kër da nga gis ñoo xam ne sax léegi seen kër yi la ñuy daanee tabax rek mu nekk market waaye loolu tamit lu ñu ko joxee jigéen ñi dafay seer jigéen ñi duñ ko mën a jël style jigéen ñi dañuy nekk di ambulant di taaba te loolu tamit dafa métti ci ñoom exemple rek man lu may train si jigéen dafa bëri xam naa bu ma jooyee maquette rek xam naa fan la réew mi toll ci business léegi maquette yi force
nguur gi mu góorgóorlu mu def maquette bu standard pour jigéen ñi loolu yokkute la ci réew mi yokkute la tamit ci ñoom because léegi ñu liggéey ba pare man liggéey bi te am xaalis waaye amuñ sob dafa bari te loolu bu yàggee dafa leen di jural pertement xaalis mënu koo téye rek di marchandise bu bëree si yow il faut nga leble ko leble boobu mooy tax ba nga perte waaye su amee bitik doo ko leble ku ñëw jënd moo xam bu amee xaalis bu amul xaalis tamit mu dem bu am xaalis bu ñëw waaye lu ñu ñaan government bi rek na dimbala jigéen ñi ci international market boo xam ne dafay ànd ak factory ak market loolu mu nekk taarix bu rafet ci koom-koomu réew mi ak ci Afrique fi ñu ne jigéeni réew mi lañ defal international market bi dafa ànd ak factory loolu man bëgg naa nguur gi may ma ko man bu ma ko defalee rek man dinaa kontaan jigéen ñëpp am seen market bu ñuy liggéeyee mu nekk yokkute ci réew mi because lu jafewoon mooy doomu réew mi nangoo liggéey lu jafewoon na de waaye man mu ndaw mii lu ma ci def ci réew mi bari na jigéen ñëpp nangoo liggéey yow da ngay toog jigéen ñi di rayante ci TikTok bi rek yow doo xam nu mu demee fekk njaay moo gas jëmbat ba màgg jiwu màgg fu ne jigéen ñi di jooy ak business bi comme sama doom bi ñoom Yamsin ñoom Zara ak ñeneen ak ñeneen la sanga xam nga ñoom Aïssa ñoom Rina xam nga ñu ay kilifa leen ci liggéey bi xam nga ñoom léegi nag comme Yamsin sama doom la man maa ko tabax ba mu toll foofu mu toll am na koo xamante ni man du ñëw ci man waaye ci moom lay dem xool ci moom pour liggéey xam nga loolu moo yokkute réew da ngay tabax nit ku nga tabax keneen xool ci moom roy ci moom pour liggéey keneen kooku tamit keneen roy ci moom liggéey ba réew mi ñëpp di nangoo liggéey léegi réew mi jigéen ñi foofu lañ toll waaye force maquette dana ci bokk maquette moo ko mën a saafara nguur gi loolu mu ngi perte lu bari sax ci loolu because kër yu bari ñu ngi koy tabax def maquette without balaa loolu moom mun naa tabax maquette boo xam ne naamu yu mu di ko collecte foofu noonu ak liis loolu mu nekk koom-koom boo xam ne nii moom dana fayeku xottu bitig bi at bu nekk KMC dana fayeku jaaree dana fayeku keneen ak keneen dana fayeku ak juuti yi loolu moo gën a nekk profit te suñ doomaan danañ fekkee loolu tamit ñoom tamit mu nekk loo xam ne dafay am solo loolu daal lu ma la mën naa wax dem na ñëw na government bi na dimbala jigéen ñi utal leen maquette bu mag loolu moom soxla naa ko man. waaw loolu moom am na solo macha allah di jaajëfal Njaay bu baax a baax dama ne ko woon Njaay Carax World Market waaye ma ne ko Njaay Carax QTV waaye mu wax lu am solo si jànkuwanteeram wala jàppale jigéen ñu bari si réew mi ak palaasam yu mu am si biir Gambia kon dinaa ne Njaay Carax Gambia teg ko si muy borom Gambia mu am solo because ku war a mun a jàppale jigéen ñu nekk Bansang ñu nekk Basse ak yeneen place kon kooku ematul ba Balangaar kooku ematul fi nga xam ne moo nekk Serekunda kon ematul télé QTV ngir ne saa su nekk muy solal waa QTV waaye saa su nekk QTV nga koy wane si liggéeyam bi nga xam ne bu am solo moom la nekk di def ñu ko wane su news yi te leer na ma ne àdduna jot nañ si li nga xam ne muy liggéeyam macha allah kon Njaay Carax Gambia CFA Njaay Carax QTV xalamal ma seeti jaliba jali xalamal ma seeti jaliba jali xalamal ma seeti jaliba jali xalamal ma yomu songi ni jali xalamal ma yomu songi ni ndaanaan bu mag bi laa seet si Youssou Ndour Gambie laa seet si international bi laa seet si laaj leen ma ki ma seet si mani Jaliba laa seet si mooy sunu artiste mooy sunu ndaanaan mooy sunu artiste mooy sunu ndaanaan jali xalamal ma seeti Jaliba moom lay topp man Cheikh Fall mu ne ci aar bi yàqul lenn di sunu idole baax riis te gën ba ma koy bëgg nag daa yàgg ba muy soxla Tafa Njaay nekkoon ci man ci daaree lamp ma ne ko demal jali ku mu woo ku ne waaw loolu yàgg na waaw ñuy daje ma ak moom ci tooy ak fépp te yàqul aar bi man nag yàlla wax maa leen koy wax léegi yàlla def ma yàgg koo bëgg ndax woy day am mbaar ak mbëf ak mbëfër kon nag bu ñëwee fii dina mel ne tey ñaar fukki dof yi xeex
barke borom Touba waaw ana nabu comme li ma waxoon rek léegi mbaɗigol komin ngafale ñamin doron ala sali bo special min kanali QTV sali wa sali bi alhamdulillah nata jam fobri kama nata mon tole nata na jali ngala balaya e ka fo mi jali ba ko yate Gambia la number 1 artist o nata wala jibe salo la ka konton kana ka jibe fana ala salo jurande ñami oncle jali ba nge konton ñejo inimbala baraka Allah na ko ñimala ñimu buña balti an lin QTV be Uncle Jali Bambe konton na salo la ka foy Eid Mubarak laftala doro la fansol men ke jibe ya foy la salo jurande ñaati la bi fansol be dawda ngal be konton kal tentu fanan ani sali ñimma jama ka duwan nal be jama si murnan as insa mabe be kendo bi bulita somanda array wato dinna ko almamu be lola kam salindi banna salola 9:30 mbota jang some 10 minutes after 15:15 janni fotata je salo ke salkerato fine mo siyata nduwata ñoy nata ndunda korda dantano kono komin alfal ka fo ñamin anin kawandi laalo si ñolal si ñoo konto birin ngam bandi wala nga leyam faake ka jube menuma fa mo meke nga ko de wodi walla namolu ito mankino famota bibide ito subo dron neke ya kam tabadi bunka jamal bi wol man sonka kino ke beri subo basiar dawo kundankolu kana fo be wuranna de jula kundankolu bari to le subole da la muro la ka ko enti al kino da dañ ni mbamana kañan dalda wala cosano so nga enjoy le a diatale bannañin diyata sita jan domandin tata contondiro fanam bantala wala al fondin ko mo domandin nata sainteng pour al nali kacha kaitan dalla ko nga salo ketenne salo diyata tenne andum be duwala fanan ala simma be anyon jamala ñaato jali la fan sol min be jibe ka laftala doro ya foy ba mum project like kan right now sainte nga programme dol soto men ya lon ko beta june kono bo janni julay be dunna katum julay ma fa ñinan aboko Angleterre kolu
wolle ɓe danir wolle ɓe siŋoto nkata sengen states bare mamirawol ɓa sotnola ñinan wala mum project oti sayin aboko nin tata wo tamantama sama jannaka susumɓe murlamen octobre koteke ka programme ol dati kata novembre yo nimbina nin ideal kana wole to nga julol dada den nga practice men ɓe funtla 2027 yeah so Jali ibela mo kuma jumal la kontona salola katu ngala ne la fansol siyata bakele bari fa dole tala je mi yalon ko wol fa muy fansol da di fay se konto salola well nimbe konton duro kela mbe tentroni jeyro di la folo a jamati manela nka na wife en bonnina wole to teng ha kanantu ko ma na bad fa bale mu forole mu andunga lodula fa bake nyi mbaten lamba jeyra mbani mbarala wokola of course ngale yango soto president fana karola mbaten lamba jeyra nala dimbal mente woti ma ke yata tara hijo wala barbitum afanam aboka bay nga nimbara nga tentu bat falbe dawda nin ko be to fola bi fanobe kelale yusfa sawobe gunjur mente woti e jamalu ke nimbara ila lokku nyimal abarka Jali nataje ko president onate jibe rek kabana fo state house kana jibe lafsal domandi nga fo parce que ya fo mole wo gesto ni yemune ketela because president ya yabla kana nan kanete jibe ha nga fo le num fang bidin na ben da nyamen kay wolu yente fa kumbola le parce que nga muta mo 15 wala muntati mo funtu 15 na munti ay nana wuli nan kana fo jang bari ala dalilo fanan koyta ngamera biriya nyinin kay men fo ko do kol nde kerin kata wala jube folo silo nyimen ngada daten ya to la jaliballa ya to Johnson mo be ka fa jaliba Johnson akoy silo to la jaliballa o kola fanan ate abarata ba kay ndani fo nga kawdi ko mbada dal ala nata ke ngada nimina o silo jube la wota wajibi ata nga dunga yala nga faybe herato wala ya asindi da ya ke kubake mba fana kontona la do ku nyima ba minke kan mba du ala ya lafta ka sati sama dame alo mari ala man satala ya futande je inshallah jali buto ngebula ye akapela ndinke la fanso le milbe jibe kan salola Salo jama alamama bela Salo jama kendo ye mabe alama siyala alama salo siyala badu fal be dawada nga salo balife Salo jama alamazia Salo jama alamanga be mabe badvar be dawda badva kulai mangine be danila alamazia nga jama mabe ngendo ya mabe Mashallah wodi yata bakela mbadigol ko mal yaaji nyami mitala dula do to gaji be fana ba moju mala konton salola kinuwo hausin lañu wo ngeen gor wo jambar wo bete wo ko yayam gërëm ak famem ak dëkkandoo yi hause ku bëgg sa bopp rafet ñëwal fii ku bëgg ñu yàq sa kanam ñëwal fii moo mën mokkal maîtriser
moo man mokkal maîtriser ay waay ay moo man mokkal maîtriser. asalaamaaleykum mbokk yi comme ni leen ko waxee ba tey yéen a ngi seetaan li nga xamante ne mooy Salibo special fii si QTV ñu ñëw fii ci Laming nar a jàkkaarloog xale bi nga xamante ne lu mu defar ci bopp bu baaxul muy Awa's Touch Awa nuyu nañ la. maa ngi lay fay Sista Jambour. naka nga def. maa ngi fine. Awa naka nga dundee li nga xamante ne mooy tabaski bi. tabaski bi moom alhamdulilah fekkee nañ ko si jaama xanaa am liggéey bu xala hectique tuuti waaye alhamdulilah rek yaa naka ko spene da nga demoon julli ji tey wala yow ba tey depuis démb amuloo temps pour dem kër wara. non depuis démb maa ngi fii maa ngi si salon bi dewuma kër maa ngi fii ni fii laa spene tabaski bi ak suma clients yi waaw. Awa comme julli bi si jot si nii yéen ñi nga xamante ne yéen ay hairdressers yi ak teelo yi yan façon jànkuwante ngeen di am si julli bi. luñ dee gën a jànkuwante mooy light system bi light system bi moo ñu dee sonal bu baax a baax a baax dafa moo dee tax seen liggéey dee tardé. bu baax sax moo dee tardé suñu liggéey bi bu baax surtout ñun hairdressers yi because ñun mënuñoo defar boppa without light foog ñu use light dryer dafa need light hot comb yi dañ need light looy mënti use pour boppa dafa need current so yaa ngi gis loolu lañ nekk di jànkonteel bu baax a baax a baax loolu moo gën a nekk di delloo suñu liggéey bi gannaaw. foog naa nekkut yéen rek ñun ñi nga xamante ne ñooy ñëwkat yi ñu ne dañ ko dee jànkuwanteel bu baax a baax waaye Awa rek ñu bàyyi la comme ñu ngi si julli bi nga nuyu sa customer yi nga xamante ne macha allah depuis bi nga commencé ba tey jàppale nañ la nga nuyu gars yi ñi nga xamante ne macha allah mooy loolu daal ñoom depuis buñ jàppee ba tey bàyyiwuñ. maa ngi nuyu suma customer yi ñëpp from A to Z suma limee rek juum waaw ñoom ñëpp depuis buñ jàppee ba tey bàyyiwuñ waaw depuis bu ma nekkee si pukus bi ñu ma man la ba léegi alhamdulilah maa ngi leen di sant di leen gërëm and di leen wax ne like I am so grateful to them because ñoom ñoo tax tey understand nga Awsin soo déggee Awsin ñoom la understand nga aw ma seen fay yaa Awa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo nuyu ñi laa seetaan. maa ngi naan jërë ngeen jëf kontaan naa trop suma customer yi suma friends yi suma family and everybody kontaan naa trop waaw maa ngi leen di ñaan nag ngeen ñëw gën ma patronize understand ngeen gën ma support di ma support on my socials xam nga Cheikh Fall ñu bàyyi rek ñu nga dem ci moom waat rek ñu daal di dem. waaw fi mujjee laay wax rek gaay góor baax na jigéen baax na surtout nag ku mel na Awsin toog man li laa bëgg jigéen da ngay bëri feeling ngeen ñëw nag jàpp ci combat bi ndax moo leen fi nekkal waaye yéen a ko fi nekkal ma bëgg nag xoolal ku ci am ngénte takki ceet gàmmoog loo war a dem ak màggal boo ñëwee fii boo ñaawoon sax Awsin tooj bu la defaree da ngay nice ñu kontaan ci ñëpp ndax aw kontaan nañ ci yow mënoon naa ñëw rek nga yóbbu sa kanam ba biir kaama na kon duñ la ñimee waaye dañoo ñëw fekk la fi fekk say customer ñëpp macha allah man bokk naa ci salon bi bés ni ki tey jël ma léegi may ñëw di job si kontaan nañu waaye xale yi la min ngeen kontaan nañu waaw waaye kontaan na ma waaye Awa Touch kontaan na ma ndeysaan waaye kontaan nañu waaye xale bu rafet bi kontaan nañu waaw hey war ma sa jaaj xale baa ngi nii jigéen balaa ba day bëri fii xale bi kaay ñëwal ñu lëmbal tàccu leen lii jigéen balaa baax daa war a lëmbal
yaa Eli fan la ñu jëm Kumba la ñu seet si. Elisa fan la ñu jëm Kumba la ñu seet si. fan la ñu jëm gan bu ñëwee dafay nuyoo ay gan bu ñëwee dafay nuyoo ay gan bu ñëwee dafay nuyoo ay ma nuyoo jéen 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 Kiddi bi nuyoo jéen ma nuyoo jéen Maam Cheikh nuyoo jéen ma nuyoo jéen Kiddi bi sama xarit baa ngi nii sama xarit la sama xarit la sama xarit la yóbbu na ma fu ne wal na ma fu ne Kumba Kumba yes Kumba Kumba ay waay lele lele Kumba lele lele Kumba lele lele Kumba lele yow Kumba ay waay lele yow Kumba mbokk yi ba tey ñu ngi fii li nga xamante ne mooy Salibo special bi ànd ak QTV ñu ñëw seeti fii suñ benn sista bu baax bu am respect ba pare macha allah nekk liggéeykat nekk jàmbaar macha allah Kumba nuyu nañ la. fay naa la yaa Oli naka ngeen def waa QTV maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp di leen sant appreciate tam li ngeen ma defal nii because bu ma sey koole wax ma ko I was so surprised expect ma ko woon ba den dama ko war a accept because am nga lu nekk éene la nit ñi bari nañ Gambia business kat yi bari nañ man bari naa ñu ma mag bari naa ñu ma ëpp daraja bari naa ñu ma ëpp alal mu choose ma man ñëw fi appreciate naa ko trop. Kumba ñu bëggoon rek nga wax ñu naka nga dundee li nga xamante ne mooy Tabaski bi tey. Tabaski bi sant yàlla fekkee nañ ko ak jaama yéen nañ ko fekkee at yu bëree bëri the good part of it nga celebrate ko ak sa family ak sa friends yi ñëpp a ngi ko fekkee ñëpp a ngi dunda ñëpp a ngi wér sant yàlla. Kumba ñuy gis na nag yaa ngi si business bi ñu bëggoon rek nga wax ñu ban façon business nga dee def. ok man moom lépp lay jaay ba mu des nit ak dorog. waaye noonu la jom bi rek la. ku ma xam ne jaay rek lay def lu nekkal season bu ñëw ma jaay lu ñëw rek ma àndaa season bi yaa waaye business bi maa ngi doon liggéey di def business waaye business bi laa gën a gis suma boppa yes so loolu moo tax ma gën a concentrate si yëfi business bi. ma bëggoon rek nga waxtaan ak xale yi nga xamante ne ñu ngi toog ñu naan dëkk bi neexut wala dëkk bi amul xaalis te ñu bañ a liggéey te ku mel ni yow macha allah yaa ngi nekk jigéen nekk jàmbaar nekk liggéeykat nga liggéey nga doon liggéey waaye tey macha allah nga bàyyi liggéey bi toog si sa business bi lan nga mën a wax xale yooyu noonu. yeah man dama feel ne ku nekk mun na koo méegee biir Gambia because man suma business bi fii laa ko starté since 2017 fekk maa ngi liggéey Sky High. dama daan xaar ba setal jot ma dem Sénégal jënd fiw bagage ñëw jaay mu jeex next weekend tam ma def the same so dama daan dem Friday su ma wàccee Saturday Sunday fajar ma jógee fa léegi du ma dee teel a agsi Gambia su ma agsee rek daf dee fekk guddi na dan ma continuer noonu dem liggéey noonu laa def ba aaga fi ma aaga tey so I feel ne comme ku nekk comme man ni ma def xale bu nekk mun na koo def tam ba aaga fi ma aaga tey maa ngi si sant yàlla bu baax a baax. loolu lu am solo la dafa mel ni nit ku nekk soo amee jom fula ak fayda rek ak loo munti def rek soo si boolee ñetta yooyu noonu rek dina dem Kumba ñu bàyyi la rek nga nuyoo sa fans yi sa customers yi ak képp koo xamante ne right now mu ngi laa seetaan. suma customers yi moom awma seen fay sant yàlla bu baax a baax a baax maa ngi leen a sant di leen gërëm ñoom dañ si jàppa depuis day one waaye tam soo gisee ñu jàpp si fon naa lu ma leen service bu ma leen dee jox la tam benn customer service ñaar quality ñetta xool comme alal xaalis du ma dee boole ak kenn waaye sant yàlla daal nga leen a jaajëfal yéen tamit seen liggéey bi yéen na ko yàlla barkeel ngeen toog ba gis si seen boppa toog ba dem ay dëkkatu dëkka jógee Gambie dem ba dëkkatu dëkka di def yii incha allah yàlla mun na ko yéen na ko yàlla def nii la ñu nar a jàkkaarloog Sool di góoru Kumba Sool ñu nuyu la bu baax si julli bi. maa ngi leen a fay bu baax a baax di kontaan ci ñëw bi Gambia National TV I call it QTV welcome to Yakumba House Q Cuts Production ñoo fi nekk tey in collaboration with QTV oh yes.
waa Sol mbaa xeebuloo li nga sant sa white baax na. waaw lii moom dama see sant suma yaay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax lii suma butu demu ci suma yaayam a ko bettee moo ko jëlee ci atelier ga ñëw ba kër ne ma am solal mu mut sëkk nag. waaw yaay caat. duma caat sax duma caat am naa ay ñaari raka quoi waaw maa ngi ci diggante gi waaw maa ngi ci diggante bi. tey ñu ñëw seet si ki nga xamante ne mooy sa sista di Kumba ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci Kumba. waaw seet si ngeen koo leen war a seet si nag seet si ngeen ku jara seet si xale la te bugut ku koy yab respect na boppam bugga na boppam te bugal na boppam Kumba bi ma koo xam nag moom yàgg na lool du at yi waaye musuma ko fekk a ñàkk a fayda liggéey laa ko xamee suba ak ngoon guddi ak bëccëg Kumba fanaan na si boo station yi ba soona waaw ba léegi nag pileen yaa koo xaar waaw loolu man I'm very proud and moom jigéen la man góor la waaye moom dama dee xool si moom waaw dama dee xool si Kumba a lot moo tax suma jabar ji bi ma koo takka Kumba ko xam Kumba laa ko séeda Kumba laa ko jox ne ko jigéen ji mu ne ma naam ma ne ko moom laa nopp defala moom affaire waaw te bi mu nekkee ba léegi lépp a nice kon Kumba jigéen ju mun góor la waaw Kumba macha allah na jàpp rek. macha allah Sol ñu lay jaajëfal bu baax a baax kontaan nañ ci yow ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin di wis Gambia yëpp it mubarak di leen wax yan nañu yàlla defal jàmm ci réew mi sutura ju bari ñi def naka sudut noonu yan na leen yàlla may xol yi nu nekkee ci réew mi jàppale réew mi yi tamit Gambia suñ dëkka la te ñun ñoo fi dëkka comme suñu seetsee tamit li war rek mooy ñu séddoo kàddu yu rafet waaw ñii seetaan jàng ci kese parce que looloo tax tamit ngeen ñëw fi pour ñeneen ñoo xamante ni mënuñoo def gën a farlu kon it mubarak Gambia di leen wax ne Sol Laadi la moo fi toogoon rek jàppale good system saying good things as well so you all have a good time and Cheikh Fall mu ngi ci biti. waaw Cheikh Fall Cheikh dafa war a ñëw Cheikh foog naa fii la war a ñëw. ay ku sa xol neex yow jugal yëngu kuy sa taawu yaay yow jugal yëngu kuy sa caatu yaay yow jugal yëngu kuy sa taawu yaay yow jugal yëngu ay Kumba yaay Kumba ay Kumba mooy Kumba ay Kumba yow Kumba waa góor yow Kumba doomi ndey Awa Njaay lay wayal mooy jigéenu Sol séeréer amu may mooy jigéenu Sol doomi ndey Awa mooy séeréer amu xale baa ngi nii hey doomi ndey Kumba guddi tey sa noon du nelaw bu nelawee sax nañ ko guddi tey bu nelawee sax hey guddi tey sa noon du nelaw guddi tey sa noon du nelaw taas gin taas ay gin taas ay jee gin taj waaw hey Sol du la seetaan nga fi ñaaw Ramu Sol du la seetaan nga fi ñaaw yow du la seetaan nga fi ñaaw Sol ko bëgg Ramu foo ko def ak fan fii yaa koy jooyloo yaa ko lay jooyloo yaa koy jooyloo yaa ko lay jooyloo yaa koy jooyloo yaa ko lay jooyloo xale bi ci biir xol bi xale bi Seydou
Dudu Dudu Eseri du Dudu doomi ndey Kumba Eseri du Dudu oh tey oh ay oh yaa jur taaw kon yaay taaw jaan maa ngi taraanga ngi kon ñoo jëlal wasa waa dañoo ñëw ci nag madame Conté mbokk yi comme niñ ko dee defee rek saa su nekk rek dem si kër yi nuyu suñu am di jaama yi dem jëlaale suñu sali booba tax nag gannaaw bu ñu jógee si Kumba ñëw nañ si ki nga xam ne mooy Bampiya macha allah Bampiya moom caméra bi bu tegee si kanamam ñu fam nañ ko macha allah borom products yu baax yi waaye macha allah ñu li wet la nag ñu ñëw si moom si julli bi nuyu ko jëli suñu sali boo wax ko wala sax laaj ko naka la spene li nga xam ne mooy iid bi Bampiya ñu nuyu. Assalamu alaikum everybody. So my Eid was very amazing actually. I think it's my first Eid as a married woman, which makes it a bit lovely. It was just cool, cheesy, cooked, you know, spend some quality time with family, my husband, and you know, that's literally all of it. It's very interesting, like very amazing. This being your first Eid as a newlywed. Can you tell us how you prepared? Our be jongo matingi, the thing that you've done so far since morning, huh? Lambalal nga? Lalal nga ko. Little knock, okay. I think, okay, we tend to overdo a lot because I think it's my first time, so I'm literally new to a lot of things, you know, culture difference, and yeah, but since morning it's been hectic. So first thing, wake up, you know, get your shower, and you just chit chat. I had to wait for my husband and the boys to kill the ram because he got a ram and a goat. So they had to kill it, and I'm a chef, so I love to cook. I made a lot of food. His friend came over, family members. Yeah, we did chep, some tacos. It's I don't know if I should say it's where because it has curry inside, so the color is kind of yellowish and whitish, but it's very, very nice. You guys know. So how was it? How do you feel, you know, this being your first Eid as a married couple? I think it's amazing because it's one thing to dream about something, and it's another thing for that thing to come to pass. Because I've been single, I was tired. So now that I'm married, I'm just trying to enjoy every space. I know people say, oh, because you're married newly, you get tired of this. I don't think I'm going to get tired. But actually, for now, I'm just following the flow because I love it. I love being... I felt like I did a lot, but next time I'll be more, you know, lenient with you guys. Being married is one thing, but marrying to someone you really love is another thing. And I can see the excitement in your face already that, yeah, you've married to someone that you really love, which is very amazing. So let us say len ko len buka. I'm gonna say be la one thing la why say I ko it's another thing. You nop la taxi. Huh? Wow, mashallah. So that's really love chat, right? So yeah, gis nañ ne yaa ngi ubbi shop bu ees ñëpp xam nañ Bampiya si business, but ku la toppa ku la xam si suma maas yi way back o nekk di la gis sa TikTok bi gisoon nañ try nga fi lu nekk tooga nga fi, you know, chef part of it bi boobu mu fa xam naa ne tooga nga lu ne. So wax ñu business, be married and everything, and xam nga about this new something. I think, okay, the question is very amazing actually. So first things first, I will say being married and running a business is hard. If I say it's not hard, is it definitely going to be a lie? But one thing is, if you're going to marry somebody that's understanding, somebody that you might not be in the same field, but let them have an idea of what you do. It makes your work easy. It makes you be confident, somebody that pushes you forward. Because all of you saw the struggle. You saw where it all started. From a girl that used to sell onions at the market, I sell at the roadside. And today we are counting numbers of shops. It's not been an easy journey.
but it became easier when I got married because I had businesses running, but that was not a proper structure, I would say. So when you marry somebody that's understanding, somebody that's intelligent, somebody that is way ahead of you in business, so it becomes easy to run. But then, as a student, a university student, this is my final year actually, running uni, we are all going to Faraba. You can boss hustle and all of that. So going to Faraba, being married, running a business, it takes a lot. It takes your energy. It takes your mental health is always on and off. So I would say it's a matter of consistency, not giving up, stay focused, and believing in yourself. Because at the end of the day, it's you. So I didn't literally stop the cooking vlog. Okay, what happened was everybody knows me. My grandfather was a herbalist, so I learned so much about herbs, formulation, skincares, and all of those. So when I finished school in Sierra Leone, I decided that, you know what, let me come to Gambia. My mom is here, everybody is here. So I came. It was an easy journey going. I love cooking. So when I started TikTok, it was not business. It was like doing what I love. So I started cooking, started showcasing talent because I got to realize that many people in Gambia are just repeating the same meal. It's either benachin, chewed. A whole week you just have the same menu. So I was like, okay, why not use my skill, teach them? I was very bad at Wolof and Mandinka, which I'm still at. So I had to prefer speaking English. But then it was a matter of doing what I love. So cooking, everybody knew. I think that's what made me fame because the new recipe thing, they were not familiar with it. Then boom, I got the fame from there and I wanted to monetize my fame. Started the first online cooking class in Gambia, which made me a lot. And that was the money I used to start my business. So I knew that the cooking thing was going to go far. But then at that point, I needed a stable income, a flowing income. So that's how I went into herbs. And then I started processing. But the herbs and the cooking could not go together. So I decided to have a niche. Like, do one thing, stay focused on that thing, and then be a master at it. And if I'm supposed to post cooking today, tomorrow I post herb, my viewers will be confused. So I had to just shift that. I tried opening a new page, which was Cook with Vampire, and then I was posting there, but then because I wanted to manage this one, it became hard. So you see, if I post one recipe there, it would take like weeks before I post another. But then we're still working on it on a different page. You can check it out. But then the herbs was something I wanted to entertain because I've gone through it. I've been through it. I see the struggle women go through. It's either you're being bullied for being big or you're being bullied for being slim or you're suffering from skincare problem, hormonal imbalance, fertilities and all of those. So I decided that why not help? And that's how I got into it and here we are now, years later, and we're doing good. To collect that. That's amazing. That's really interesting. So in case somebody wants to visit your new shop because you officially opened it and it's all over social media that people are, they're running into the shop, they even want to get your slimming something, and I know two ladies here that it already talked about it before coming here that I think I need Bumpy to give me one of those because I think they're suffering from big tummies and all that. You can see that. I won't mention their name, but they actually mention your name because of, the review that they've been seeing from people. Yeah, so meaning it's really working. So actually, just give us your QCell number in case somebody wants to visit your shop or, want to buy it. Do you do wholesale? Yeah. I think one of the problem I was facing as a beginner when I became fame, I was shutting out of production. So my product limit was lower than what I was getting. The public needed more and I was offering low. So I decided to, why not do bigger? Started dreaming bigger. And now we're doing wholesale. We're supplying from here down to SL, Basa, wherever you are. If you want to be a distributor of Vampier's product, obviously just hit up the call. So you can check us out on TikTok. It's Vampier's Wall. You can also check our spa, Bumpier's Wall Spa.
So yeah, those are the two pages. Yeah, the new shop actually, I think you're missing something. So the new shop, it's a 10-in-1 shop. So we literally have a gift shop there. We have herbs, natural stuffs, and then the whole rest is different spa. We do pedicure, massage, jacuzzi bath, hammam, you know, facials and all of that. Yeah, I will start with Julie bi nii daanaka dam si sant yàlla bu baax because fekk na ma si tamit level boo xam ne nekkuma woon foofu noonu am tamit it's a Julie boo xam ne tamit I have to spend it with my wife which I call a family and tamit si wàllum tooga moom ñëpp gis nañ ko suma yaram maa ngi yokk léegi Yeah, actually maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp si julli bi ak tamit I would like to emphasize on something in Gambia when it comes to two people that are in the same industry then they mën a gisante as competition tax na sax ñu bëri because am na narration from two people ñoo xam ne they are trying to get into a relationship to opposite parties that are doing the same thing that they are doing but nangunta am relationship with them because of in the same industry man maa ngi ne I and my wife ñun big example leen toward the Gambian people we are in the same industry why it doesn't affect us am na ñeneen ñi foog neen sax we are going to cancel our brands to be one big brand waaye defuñ ko we are still all running our business separately and we are supporting each other in it so example bu mag la pour yéen yëpp ñu nekk out there knows that there is no boundary when it comes to relationship there is no boundary when it comes to build a family you can all be a family and still doing your things being in an industry doesn't mean you are competing each other no na ku nekk def loo mun rek lu des yàlla moo koy matale sure that's it waa mbokk yi comme ni ma ko waxee woon rek lii lañ leen amaloon ci seen Salibo spécial di leen ñaanal jaama di leen wax ba déwénati waaye daanaka bala ñoo dem rek ba déwén waaye bala ñoo dem nag dinaa leen wax ne ki nga xam ne moo nekk am Basiru Mbay nekk foofu ci Serekunda opposite Gamtal bi macha allah moo génn ak si man si piis yi comme ni ma ko waxee rek xeeti piis boo xalaat Basiru nga ko amee foofu noonu sa marché Serekunda yaa xam na just na nga soxla mbasañ borode lépp luy piis rek soo demee fi nga xam ne mooy Serekunda am Basiru mu fa wala ngeen call ko si li nga xam ne mooy 345 6863 345 6863 mu jox leen si li nga xam ne mooy xeeti piis bu leen xalaat waaye ki nga xam ne mooy suma nit ki na woon fa woon nee naa la depuis bu nga téye ba léegi ba wolo mooy ki nga xam ne mooy Paaboy macha allah suma ndaanaan bi ña buuri ñawkat yi si biir ñawkat yi macha allah loo ñëwul baaxul nee naa la sa si so déngul benn yoon moo génneek man fii ki bugg a Paaboy mu ñawal la demal foofu noonu si boori Jambe Foundation wala fi nga xam ne mooy boori Newstat nee naa leen moo nekk diggante Newstat Junction ak fi nga xam ne mooy Jambe Foundation waaye seen bokk la seen xarit Zeynab Thiaw si Salibo spécial ñu ànd si ki nga xam ne mooy yaay Audi Camara waaye duñ fàtte suñ caméra woman bu ñaaw bi di am Eliza Saba ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax jigéen bu mun góor waaye di jaajëfal ki nga xam ne mooy Abdul Aziz Zaba suñ xarit bi suñ driver bu baax bi waaye daaray Lamp Fall duñ leen fàtte benn yoon Cheikh Fall ak tiimam bi ñu ngi nuyu ñëpp waaye duñ fàtte waa programmes di leen nuyu bu baax a baax editing room edit leen ba mu baax ngeen indi ko ëllëg ñëpp seetaan ko macha allah di leen dox dig daje ba beneen Tabaski wala beneen li nga xam ne mooy Korité incha allah seen soppe seen xarit Zeynab Thiaw bye